asalaamaaleykum yéen ñii duñu seetaan fii ci leeral point net leeral TV tey nag dañoo ñëwoon fii ci Thiès bu ngeen déggee diwaanu Thiès nag duñu mën a bañ a fàtte benn tur bu mag ku ñuy wax monsieur le maire Talla Sylla comme waa leeral dañoo ñëwoon tey def couvre-feu Thiès ñu ñëwoon seet ci monsieur le maire mu nuyoog askan bi ba pare wax ñu nan la ñu dundee Covid 19 bi fii salaamaaleykum monsieur le maire. waaw maaleykum salaam ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax yéen waa leeral di leen yóbbante nuyoo ci ñi ngeen bokkal liggéey bi yëpp waaye di jaaral ci yéen di nuyu waa Sénégal yëpp. jërëjëf monsieur le maire dañ lay laaj fii ci Thiès ak mairie bi naka ngeen di dundee Covid 19 bi. waaw li ci njëkk mooy bokk ko ak Sénégal yëpp ndax nag ay Sénégalais lañu. waaye bokk yi ak àdduna yëpp nag ndax ay doomu aadama lañu ndax dafa doon mbir moo xam ne yemul ci benn réew yemul ci benn dëkk dafa laal humanité bi yëpp kon dañuy réagir c'est vrai en tant que ay sénégalais mais dañuy réagir en tant que ay doomu aadama li nga xam ne nag moom moo ñu concerné en tant que Thiessois ñu doon mooy ci cadre organisation président de la République. bi mu jëlee ay dogal le 14 mars à la suite du conseil présidentiel lanu njëkk a def mooy man dama toog décidé confiner sama bopp fii ci mairie bi depuis booba ndax mairie hôtel de ville la di donc bërëbu dalukaay boobaak léegi saa yu ma génnee hôtel de ville bi farata la bu jëm ci xeex coronavirus alors loolu mooy li ñu njëkk a def très rapidement ñu woote pour taxawal comité de veille et d'action comité de veille et d'action boo xam ne ni nga koy gisee ci kayit yi ñu bind fii dañoo woo ñëpp woo délégué de quartier yi woo imam yi woo yaayu daara bàjjenu gox ASC yi étudiants yi bokk ci juróom-benn université yi nekk ci Sénégal yëpp boole ci université virtuelle du Sénégal boole ci éclaireurs yi mais boole ci yeneeni mouvement yoo xam ne judd nañu ak yeneenu acteurs communautaires yu fi nekk mu am ay services déconcentrés de l'État yoo xam ne impliqué nañ leen ci liggéey bi comme inspection inspection d'académie ñoom ñi ngi fi woon inspection aussi de l'éducation et de la formation bu Thiès ville impliqué nañ leen ci liggéey bi comme les forces de défense et de sécurité aussi yi fi nekk ñu impliqué leen ci liggéey bi mu doon kon lëkkaloo bu yaatu nekk benn plateforme ñu teel a liggéey benn plan d'action boobu ñu partagé ko ak le comité régional de gestion des épidémies dirigé par le gouverneur partagé ko tamit ak le comité départemental de gestion des épidémies dirigé par le préfet ñoom ñëpp ñu validé ko mu doon plan boo xam ne daf ci am pàcc bu concerné maire bi ci boppam nga xam ne vraiment à chaque étape wax nañu ci biir maire yi nuñ fa war a comporter ak nuñ fa war a doxee pour méngoo ak li ñu santaane bokk na ci loo xam ne yóbbu nañu ba ci ñu libérer 90% du personnel ñenn ñu ci bëri nekkoon ci état civil doon bërëbu dajalookaay ñu maintenir fa naissance yu bees décès bu bees ak authentification ndax tribunal dañ koy faral di soxla mu am loo xam ne dafa jëm ci kilifa diine yi ñu tàmbalee fa ngir xam nañ ne bu kilifa diine yi sensibiliser ci dara ñoom ñu def sensibilisation bi moo gën a yomb ndax ni ñu mën a waxee ak ñi nga xam ne ñooy seen taalibe ñeneen mënewuñ ko noonu bu dee ci suñu mbokk chrétiens yi tamit noonu ñu wëlbatiku sóor li jëm ci quartier yi ndax lépp loo xam ne mën na nekk bërëbu dajalookaay ci biir quartier la nekk kon ñu waxtaan ak délégué de quartier yi waxtaan ak képp koo xam ne acteur communautaire la boo xam ne mi ngi am cër ci biir benn quartier ngir am lu ñu mën a dox ci biir quartier yi mais mu am aussi loo xam ne dañ ko def ak waa presse bi ñu invité presse bi autour de la table ñu waxtaan ñu ne leen woowuñu leen comme journalistes yuy jottali xibaar mais dañu leen woo comme citoyen yu war a am wàll ci lii nga xam ne moo xew ba ñu waxtaanee te la ñu jëlee décision entre autres am na yu bëri
mais benn ci décision yi nga xam ne mësul am moo tax ma jël boobu mooy rajo yi fi nekk yëpp ñu lëkkale leen du lundi au jeudi de 11h à midi day am benn émission synchronisée bu ñu tuddee xeex corona ak mairie ville de Thiès émission boobu ku ne di ci mën a dem muy ay nitu diine muy les forces de défense et de sécurité muy médecin chef de région médecin chef de district muy maire muy keneen ubbeekul ko ci gouverneur ku nekk war na cee mën a ñëw mu am aussi yaayu daara yeeg bàjjenu gox yeeg ay yeneen acteurs yu nekk ci dëkk bi ku ci nekk xam na ni am na accès ci émission boobu ngir mën a waxtaan dans le cadre de ce qu'on a prévu ci plan bi comme une communication pertinente et rassurante pour dalal xelu nit ñi mais communication boo xam ne aussi day tegu ci qualité bu wér. alors léegi nag mu am cible boo xam ne dañ ko réserver yëf yi muy daara yi ndax nature feebar bi ak ni ñu wax ne noonu lay doxee suñ ko jàngatee jàngat le fait que à partir d'un certain moment dafa am li ñu tuddee transmission communautaire ca lañ gisee ne cible bi gën a vulnérable mais bi gën a mobile taalibe yi la yi nekk ci daara yi comme dañu ne na nit ñi toog ñoom suñu waree toog lu ñuy toogee ñenn ñi ni ñu mën a toogee seen biir kër yore seeni téléphone di lijjanti xéewal yu ñu leen di yónnee xale yi mënuñu loolu kon su fekkee ne dañ leen bëgg a toogloo faaw ñu jóg jàppale leen ca départ ba ñu wut ay dund wut ay lu nit ñi mën a raxasoo yóbbul leen ko ginnaaw bu ñu recensé avec l'appui des délégués de quartier ak des acteurs communautaires yi nekk ci dëkk bi ñu gannaaw bu ñu recensé daara yi ba yeggoon ci 419 te la ñu jóg demoon doon leen seeti mais ñu xam ne li ñu leen yóbbul benn du doy ñaar du wéy ñu enclenché benn deuxième étape ci wàllu daara yi mooy togg te la ñu initié opération waañu daara waxtaane ko ak yaayu daara yi bàjjenu gox yi ak ñeneen ñëpp daara yi nga xam ne sur ñetti communes yi Thiès yi ñoom ñoo fi nekk dañ leen a séddale ci ñaar fukki zone ak benn zone bu nekk waroon nekk à peu près une vingtaine de daara dañoo décidé woon au départ que dañuy def zone bu nekk ñu def fa benn waañ mais ñu ni dañuy démarrer par benn phase test bi nekkoon le mardi 14 avril ci phase test boobu ñu ni dañuy cibler 2000 talibé def ko ak waa wilaya ndax dañ daan yàgg a gis ci ay événements religieux yu am ñu gis nañuy toggee ak nañuy defee benn nit di mën a toggandoo ñaari mbana ba ñett bañ ko defee ñu gis ne dajaloo amul te la ñu togg maanaam mucc na ayib ña ko gis ak ña ko mos xam nañ ci dara alors loola ba mu amee ci lañ gis ne kon deuxième jour bi ñu tudde ko test ñu ciblé 6000 talibé muy le mercredi 15 avril bañ ko defee mu jaar yoon ci lañ décidé ne 21 zones yi dootuñu fa def waañ danañ maintenir les zones pour la distribution pour l'organisation du travail mais dootuñu fa toggee ngir bu ñu toggee fii ndax xaj na fi danañu mën permettre ñu am assurer sécurité waañ bi veiller à ce que nit ñi duñ ko considérer comme xew ba jóg di fa jubal ñu mën cee def rigueur bi ci war mais man aussi veiller ci conditions yi nga xamante ni ci hygiène beeg lépp ma farata la pour bu fekkee ne da nga war a def lu yaatoo noonu ñu fexe ba waa service d'hygiène ak ñëpp ñëw nañ fi balaa ñuy commencé togg yi waa service d'hygiène ñëw nañ fi pomper mairie bi vraiment désinfecter ko et tout ça loolu boobaak léegi nii ñuy fexe ba nga xam ne ñun ak ñi nga xam ne yëpp ñoom ñoo war a mën a séq mbir mi ñu ne ci alors à partir du jeudi 16 la ñu commencé saa yu ñuy togg ñu def pour 10 000 maintenant bërki démb ak léegi am nañu chiffres yi ñu mujj a am ndax dafa am daara yoo xam ne ba ñu leen di laaj ñaata ñu taalibe fa ne dañ ñoo nëbb woon ngir xamuñu woon li tax luñ koy doyee am na ñenn ñoo xam ne jógoon nañu wax ne 100 lañu fekk 200 et quelques lañu bon léegi ci la ñu gisee ni li ñu mujj a def 10 997 ci chiffres yi nga xam ne mujj nañ leen collecté à partir des rapports yi ñuy yóbbu def 10 997 joxe nañ ko ci ay repas et
bis bu nekk li nga xam ne mooy moyenne dépense yi te ñu tënk ko 3 887 500 francs sans compter carburant bi ak yeneen dépenses yoo xam ne dinay am loolu am na des services yoo xam ne au niveau de la mairie ñoom loolu seen wàll la maanaam bu ñu demee ba ca kanam danañu def le point seet sur la base par exemple de 2 semaines ou d'1 mois bu ñu sañoon du fa àgg mais ñun li ñu war mooy prévoir suñu demee ba benn moment ñoom ñu xool liggéey bi ni mu demee bu boobaa dinañ revenir aat seetaat est-ce que moyenne journalière lu dépense yi évolué na yokku na wàññi na en tout cas li ñu important pour ñun mooy ñu confiner taalibe yi denc leen ngir ñu mën leen a aar aussi la société. Et ce qui s'est passé ba ñu annoncé tey jii. waaw foofu sax laa doon jëm li ngeen def noonu initiative boobu est-ce que sax téye na taalibe yi ndax taalibe yi bàyyi nañoo taxawaalu ci mbedd Thiès yi. waaw ñi ëpp nag toog nañu c'est la vérité aussi parce que doo gis rek ñenn ñoo xam ne respecté wuñ ko mu mel ne defuñu dara buñ la waxee tey ji gisuloo quand même 5000 taalibe si mbedd yi nañu waxante dëgg. ñu ñëw kay seetlu nañ ne gisuñu benn taalibe mu jaaxaloon ñu torop. am na ñuy génne mais il faut ñu xam configuration aussi dëkk bi li tax ñu dem ba mu yàgg ñu associé Daral Pël Kër Moussa la bokk commune Kër Moussa la bokk maanaam benn ci commune ñaari communes yi accueillir aéroport bi mais Kër Moussa buñ la waxee ni la foofu Kër Moussa la bokk mais Kër Moussa niñ ko xamee en tout cas chef lieu ba ma ngay fële ca kaw da ngay romb même Pout donc tu as benn côté bi àll kaañ bi après nga am Pout nga doog a jot réellement Kër Moussa donc su fekkee ne dafa am daara yoo xam ne mu ngi dend ak Thiès noonu nga xam ne daanaka ci dëkk bi la bokk soo leen sóoraalewul parce que yow yaa ngi jàpp ne administrativement Kër Moussa la bokk mais ñoom bu ñu yalwaan fii la ñu yalwaanee donc ñooñu di nga leen gis ci dëkk bi quand on a constaté un tel phénomène mais dañu ne nañ dépassé considération ay ville de Thiès ak Kër Moussa ñu jóg jëf di leen yóbbul donc ñu ngi leen di yóbbul. léegi loolu. jël zone boo xam ne comme Kër Massamba Gueye 2 Kër Massamba Gueye 2 mënoo koo séparer ak Kër Massamba Gueye 1 mënoo koo séparer ak Fayu donc loolu ci biir Thiès la ñooñu bu ñu amee doom Thiès lañ koy déclarer bu ñu amee dëj fii la ñuy ñëw bu xamante ni xale yi ña ngay yow daal fii la ñuy ñëw donc on est obligé. ñu revoir un peu suñu déploiement ba sóoraale loo xam ne même administrativement bokk fi woon alors doon ñooñu nga xam ne da nga leen doon gis ci mbedd mi benn explication nga am na beneen explication on en a largement parlé mooy ñenn ñi nga xam ne diine taxu leen a jóg alhamdulilah ñi ëpp diine moo leen tax a jóg te ñooñu vraiment ba ñu gisee ndimbal ñoom ña ngi koy jariñoo te fat tey nañ xale yi loolu moom vraiment ma leen ciy remercier di leen ci gërëm mais ñenn ñi nga xam ne gàmmuwuñu dañuy raas dem ñooñu ñooy jël xale yi di leen liggéeyloo ñenn ñi on a découvert que am na ñoo xam ne dañuy jël xale yi di leen wutiloo ndox pour ay chantier yu am ci biir dëkk bi am ci ñenn ñoo xam ne dañ leen di laaj xaalis mais ñooñu dañ koy diglaale ak ñoom parce que ñooñu ne serait-ce que pour protéger ñi baax ñi ak ñi nga xam ne diine leen tax a jóg il faut que ñu génne ci ñooñu te loolu ñun ak ñi yore kaaraange gi daañu ko dox ba mu mat sëkk daañu ko lijjanti déjà li ñu décidé mooy léegi xale bu nekkati ñu mbedd mi ñu jàpp ko lijjanti fu mu jógee bu ko defee ñu seet est-ce que daara jooju dañ daan jot xewlu wala déet su dee daanañ jot xewlu ñu am fu ñu jaar ak ki nga xam ne moom moo yore daara ji ngir lan ngir sàmm xale yi mais wëlbati ko tamit sàmm société bi ndax lii xew ni xale boobu nga xam ne juróom-ñaari at yu mat amu ko kan moo xam fan la jaar fan la ko jële ban kër la ko jële mi ngi woon ci mbedd mi kan la xam kan la ko jox alors xam nga ñooñu mu bokkaloon isolé nañ leen ñun suñ bopp ñu ngi continuer fexe yóbbul di leen yóbbul xéewal mais il faut que ñu dem fii ak ay fan pour mën a xam loolu lan la jur comme cas communautaire lan la jur ci dëkk bi mais loolu nag dafa war a tax ñëpp gën a def attention puisque xamuñu kan la xamuñu ku mu laal xamuñu ku mu jege alors loolu nag moo war a tax kenn ku ci nekk nga respecter mesures barrières yi kenn ku ci nekk nga gën a góorgóorlu ci sa raxasu bi kenn ku ci nekk nga gën a góorgóorlu ci bañ a yóbbu say loxo ci sa kanam
kenn ku ne gën a góorgóorlu si bañ a joxe loxo te xanaa loxoy xol waaw di joxe loxoy xol mais loxo yii moom ñu téye leen beneen bi mooy fexe bay sorente te toog mais tambaambalu mais baagante jaabante taxawaalu mais loolu amul njëriñ surtout loolu nag moom mooy li nga xam mooy gën a nekk danger ci moment bi ñu nekk di loolu la ñuy bàyyi loo xel ni waa léegi initiative bu rëy boobu ngeen di def ndax am ngeen ci ndimbal ci wàllu ay fonds. waaw mën na noo wax ne ci lu rëy moom amagul bu nu waxantee dëgg dina am nag ay citoyens yoo xam ne ñi ngi ci dëkk bi vraiment di barkeelu ñii indi seen petit pois ñii indi seen saaku ceeb mais loolu dama koy encouragé ndax kenn ku ci nekk tepp mooy jur yuréet ku am sobleem na indi ku am suukaram na indi surtout que ñi ngi jublu ci koor ku am tàndarmaam na indi ku am kafem na indi ku am leneenam lu baax na indi ngir taalibe yi jar nañ ko daara jar na ko te nag dañuy sant bi nga xamante ni Serigne Mountakha Bassirou Mbacké yàlla na fi yàgg lool te wér wax na démb tamit ne mi ngi di gërëmlu ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci lu mel noonu waaye mi ngi sàkku ci ñëpp ñu def noonu maanaam ñëpp ñu nañu jóg dimbale daara yi xam nga loolu xeetu ndimbal la quand même puisque moralement dina am lu mu def mais dina tax tamit ñeneen ñoo xam ne jëluñu woon trop au sérieux ñun li ñu doon def ñu gën a xam ne farata bi fii la nekk ñu jàpp ci te yaakaar naa ne bu ci ku nekk dugalee loxoom rawatina ñi nga xam ne ñoom yàlla may na leen kattan léegi buntu feeñ. est-ce que initiative boobu nguur gi ñu ngi ciy def dara. waaw ñun lancé nañu appel je sais que ci côté pouvoir bi am na ay initiative yu ñu jël jëmale ko ci néew ji doole yi am na lu ñu wax ne moo war a jëm ci groupe spécifique yi kenn waru cee mën a génne daara alors loolu nag accès gul je pense que ñoom ñi ngi ci organisation pour dem mais ñun xaaruñu kenn ngir wàllu dafay gaaw te lii dafa ni këtt ne jonn comme lii dafa ni këtt ne jonn ñun ñi ngi dans l'action xam nga tey da ngay gis ñu bëri leen rek moo leen intéressé bu ñu gisee benn initiative wala benn opération mooy di wër ay failles au lieu ñu wër failles pour faire améliorer le système pour fexe mu jariñ mais wër ay failles pour critiquer la critique est facile mais l'art difficile loolu yàgg nañ ko wax mais ñun ce qui nous intéresse puisque nous sommes dans l'action parce que bu ñuy laaj ay compte ñun dañ la ñuy laaj ay compte mooy lu ñu yaakaar ne lu baax la dañ ciy nekk di jéem loolu ñuy jéem xam nañ ni xamoon nañ ni lu mu yàgg-yàgg dañ ci fekk si pour jàppale na tey jii bu kilifa yu mag joxee ndigal mu jëm ci loolu fekk ñun ña nga woon ci loolu daf ñuy encourager dañ koy jàppe nag soññu Monseigneur André Gueye jiite chrétiens yi fii ci Thiès di évêque de Thiès moom ci boppam rafetlu na ko bind na ma rafetlu ko ne li ngeen di def ci taalibe yi maa ci njëkk a kontaan xam nga loolu dafa rafet mu am ñeneen ñu nekk ci biir dëkk bi boo xam ne bis bu ne ñu yónnee ñu ay encouragement ñenn ñi la ñu mën ña ngi koy def ñenn ñi ci wàllu xalaat ak stratégie pour nu ñu mën a defee ba mbir mi gën a mën a am njariñ ku ci nekk ma ngay xool ci booram nu mu ko mënee tey jii bis bu ne mu am ñu ñëw rejoindre plateforme balaa ngeen fi ñëw léegi nii rek am na kenn koo xam ne dafa ñëw mu ne ma ñaari yëf moo ma daal ci yow bis boo xam dama laa mere lool ak bis boo xam damaa kontaan ci yow lool mu ni bis bi ma mere la lool mooy ba nga fi jëlee marché sam ndax mareyeur laa mu ne ba nga ñu fa jëlee kontaanuma mere naa la trop bu fi sama mbokk mareyeur daa ñëw sax mu ne mosumaa ñëw mu ne waaye bi lii tàmbalee ak léegi ak ni nga ci taxawee mu ne man kenn gënuma cee kontaan ba moo tax ma ni damaa bëgg nga may ma mu am bis boo xam ne maanaam la ñuy toggal xale yi lépp lu ca doon ci jën mu ne man maa ko sasoo kooku moo fi jóge ngeen dugg si yaa ngi dégg alors loolu dafa baax ñu xam ko Moussa Diop la tudd dama koy wax alors léegi yu mel noonu am na ñenn ñoo xam ne ñi ngi jóg di jàpp te ni bëgguñu ko leen xam te ñooñ dañoo insister waatloo ma ni du ma leen tudd ma nangul leen ko tamit waaye lancé naa aussi appel pour képp koo xam ne xam naa la te xam ne yow am nga loo man
moo xam nga dëkk Thiès moo xam nga ne feneen mais lancer appel aussi entreprise yi nga xam ne ñoo nekk à Thiès et autour de Thiès parce que nag responsabilité sociétale d'entreprise dafa am. jërëjëf askan wi jërëjëf yéen ñi doon seetaan fii si Leral TV leral.net tey nag ñu ñëwoon Thiès war a def couvre-feu jaar si monsieur le maire Talla Sylla fekk ko nag mu def initiative bu mag ñu koy woowee waañu daara di daal di togg xéewal yu bëree bëri di ko séddale daara yi ngir dimbale leen ñu confiner taalibe yi toog seen kër jàngee fa alxuraan bañ a génn ci mbedd bi ñu leen di jox dig daje ci kanam rek ci biir couvre-feu bi autour de Thiès jërë ngeen jëf.